asalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci seen chaîne GTV yéen a ngi ci seen biir émission micro Guédiawaye ñu ñëwoon nag sekk waxtaan ak kii di le professeur Bamba Kane dañu koy nuyu ñu daal di dugg ci waxtaan bi professeur ñoo ngi lay nuyu. fay Mohamed di nuyu internautes yi ñuy seetaan fépp ci Sénégal ak ci bitim réew di leen sant di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw seet si ma. tey nag ñu ñëw fas yéene séq waxtaan ak kii di le professeur Bamba Kane incha allah dañu koy nuyu daal di koy dalal dugal ko ci biir plateau bi. kan mooy le professeur Bamba Kane ci gàttal. waaw professeur Bamba Kane su ma ko doon présenté dama naan doomu Géejawaay la. bu juddoo ci cité Junqop kër gi ngeen ma fekk ni fii laa juddoo. jàngee école 20 bu cité Junqop. bokk ci Sam Notaire jàngee collège Pikine Est bokk ci Wakhinane Nimzatt jàngee lycée Seydina Limamou Laye bokk ci Ndiarème Limamou Laye avant may dem université Cheikh Anta Diop de Dakar ci faculté de médecine et pharmacie bu Dakar bi ma fa jógee ma dem France ci université bu ñuy wax université Louis Pasteur de Strasbourg yeggale fa suma jàng liggéeyee fa tam ci hôpital bi gën a mag ci Strasbourg ñu koy wax hôpital civil de Strasbourg ñibbi si waat Sénégal depuis 2012 ma nekk professeur agrégé de physiologie ci faculté de médecine bu Dakar depuis 2016 ma nekk professeur titulaire des universités nekkoon itam ministre conseiller ci cabinet président de la République avant may démissionner ci sama fonction yooyu tey nag ma nekk candidat ci commune Sam Notaire mais surtout nekk aussi candidat ci ville de Guédiawaye. macha allah parcours boobu riche na xam naa ni ci kanam tuuti lañ ci dugg ci sa programme. ndax xam naa ni denc nga lu bare bari ci mbirum santé. en tant que professeur. donc lan moo waral jafe-jafe bi ak Benno Bokk Yaakaar ba tax nga ñëw tey ci union citoyenne buntu bi. waaw bon Benno Bokk Yaakaar jafe-jafe bi moom du tey rek la tàmbali jafe-jafe bi yàgg na trop parce que man depuis président bi ma nommé en 2017 exactement le 7 mai 2017 la ma nommé woon ministre conseiller bon mën naa wax ne ku mel ni ki Aliou Sall nekk coordonnateur u APR ci Guédiawaye dafa mel ni loolu xëy na moom bëggeewu koon noonu wala giseewu koon noonu wala boog su ma seetloo ci relation yi mu am ak nit ñi dama seetlu na nit la koo xam te ne képp koo xam ne nanguwuloo sëgg muy yéeg sa kaw wala yu mel noonu wala mu lay nangoo tuutil nga di ko nangu souvent daal seetlu naa ni pour ngeen ànd dina jafe te man nag wax dëgg fa yàlla xëy na awma lu bëri mais nag am na daraja boo xam ne bu ma suñu boroom jox boo xam te ne man weesu naa di sëgg wala may sukk ci Aliou Sall mu may voilà mu may écraser wala yu mel noonu loolu nag bokk na ci li gën a tax nag ñun ñaar wax dëgg yàlla mosuñu juboo donc bi ma demee aussi ba xam te ne moom li mu bëgg souvent loolu la magam di def ci Géejawaay ma xam ne te man parewu ma ngir nekk ci suufam ku ko respecté laa nag te jox naa ko respect boobu cër bi ñu ko jox muy coordonnateur APR man jox naa ko ndax man du ma am problème ak kenn ndax man nit ku nekk rek ni ko yàlla def dama koy nangu mais moom ni ma yàlla def moom musu ko nangu donc nag bi ma demee nag ba gis ne fii nekkul foo xam ne fu ma war a mën a nekk la pour conserver samay valeur ak samay conviction ak samay gëm-gëm bokk na ci li tax ma dem leneen li tam tax aussi ma dem mooy xam nga ñu bëri xamuñu ne 2014 Aliou Sall man la gagné pour nekk maire Guédiawaye tey la caravane yi bëri candidat yi bëri 2014 bi muy ñëw dugg si Guédiawaye amul kenn ku jàkkaarloog moom ku dul Bamba Kane dafa fekk ne nag man nekkuma politicien buy def politique 12 mois sur 12 mois parce que dama am yeneen liggéey yu may def donc xëy na loolu moo tax ñenn ñi xaw ko fàtte effectivement mais xam nga mënuma nekk 2014 taxaw ne Aliou Sall warul nekk suñu maire parce que Aliou Sall warul nekk maire Guédiawaye man sañu ma jóge fii nii tey respecté naa waa Fatick respect bu toll ne
wala boog ñemewu ma leen ñeme gu toll ne jóge Ndakaaru wàcc Fatick naan damay nekk seen maire loolu xalaatuma ko. donc de la même façon moom warul woon imaginer benn seconde. jóge Fatick ñëw ne day nekk maire Guédiawaye uniquement parce que moom mooy rakku président loolu. daanaka saagale ci waa Guédiawaye. mais tamit du chance su Guédiawaye nii bu ñu gisee peut-être réalisation yi mu fi jot a réaliser ak yooyu. Mohamed Aliou Sall en tant que maire Guédiawaye amul lu mu réaliser Guédiawaye amul parce que gars yi dañuy jaawale. ay réalisation Aliou Sall ak ay réalisation wu. état bi. dama toog keroog di lire benn waaye di ma wax programme am di tudd ay BRT tudd na bu tudd BRT. ay reetaan jàpp ma parce que BRT bu tàmbalee Guédiawaye. jaar Parcelles. dugg Liberté 6 jaar Bourguiba dem ba Petersen. Petersen ak Bourguiba Guédiawaye la bokk. non donc bu ñu nax quoi Aliou Sall. bilan Aliou Sall tey. man leen laa ci jàpp. ni mu caxatee suñu suuf si. littoral bi nga xam ne peut-être naa ci ñëw sànq. naa fi ñëw ci kanam ci suñu programme. littoral bi nga xam ne man dama ci amoon ay mébét yoo xam te ne pour man développement Guédiawaye ci littoral bi la waroon commencé. ñu waroon fi am ay université war fi am ay marché. war fi am ay restaurant war fi am ay chaîne d'hôtel war fi am lu nekk foofu laa doon xaar Aliou Sall. mais tey littoral bi lépp la jël caxatee ko. lenn lii mu may ko ay borom barke yoo xam te ne. ku ci amul ñaari kër am nga ñetti kër. Guédiawaye moom la xamul mu ko ci defal lan la ko ci deseel. moom ay armeel rek lañ ci defal moom ay armeel ko ay cimetière te ñun deewaguñu léegi bëgguñu dee. xam nga donc vraiment man Aliou Sall son bilan. man gisuma ko du tout. te waa Guédiawaye yëpp xam nañ ne Aliou Sall amul bilan boo jëlee lu dul 2 voies notaires yi ñu def ay fleurs nga xam ne kenn du fa toog. parce que nit ñi balaa ngay dem ci ay jardin di toog di feexlu da ngay sa biir day am lu ci nekk. mais tey candidat nga ci ville bi c'est vrai nekk tamit candidat fii ci Sam Notaire. pourquoi ñaar yi ragal la pour boo pertee fii am fii wala. non mënul nekk ragal xam nga tey Barthélémy Diaz candidat la Mermoz nekk candidat ville. Diouf Sarr candidat la Yoff nekk candidat ville loolu code bi nii terewu ko te itam ak nag lu mënti am tamit. ñun ay jaam lañu dañuy sóoraale ne yàlla moom mooy joxe. yàlla mooy joxe tam. donc bu ñu amul fii. am fële fu ñu ci am liggéeyal askan wi fañ ko amee. mais man Guédiawaye daf maa ñor Sénégal li may ñor. Guédiawaye daf maa ñor ndax Guédiawaye laa bokk. Guédiawaye li may ñor. Sam Notaire daf maa ñor ndax Sam Notaire laa dëkk. donc loolu moo tax tey ñu samp suñu ndënd ci commune bi am yéene nag. am ay partenaires am ay nit ñoo xam te ne nii tey. ñu ngi ci àdduna bi parce que wax naa la fu bari fu ma jaar. muy Europe waxuma la ne jaar naa Japon. ci hôpital mi wax hôpital de Kumamoto. ñooñu ñëpp tey bi ñu gisee ci réseaux sociaux yi. Bamba nekk candidat. ku ci nekk daf ma bind ne ma fan nga bëgg a nekk maire man leen dëkk bi ma juddoo benn dëkk bu ñuy wax Guédiawaye. ñoom ku ci nekk ci ay partenaires yu dul jeex wax ma seen mébétu tey bu yàlla defoon tey ma nekk maire. ci loolu sax mën nga ci duggaale ci côté santé nga wax ñu sa programme ci côté santé ah. non côté santé moom tey bu ñu xoolee Guédiawaye. dafa raflé trop ci santé. ndax tey dafa am lu ñuy tuddee ay structure de santé de proximité yoo xam ne tey. boo amee feebar yu ndaw xam nga du feebar yëpp nga war a dem ci ay CHU dem ci hôpitaux yu mag yi. loolu Sénégal rek la am na feebar yoo xam te ne tey. jarul dem urgence ci hôpitaux yu mag yi. tey poste de santé yi nekk Guédiawaye centre de santé yi maternité yi amu ci pratiquement benn boo xam ne tey. mu ngi fonctionner nu mu waree fonctionner. mais pourtant télémédecine am na fi ni nga koy évoqué. non loolu bi ma ko déggee. ay reetaan daf maa jàpp de wax dëgg fa yàlla quoi parce que man dama yaakaar ne Aliou Sall bi muy wax. li am Baudouin. di expliquer la fa am ci plateau technique. man dama ne kii soit day gént wala man maa dëkkatul Guédiawaye ndax loolu mu wax lépp mu fa am. bu fa amee. ñoom bu ñu feebaree waruñu leen évacuer te dañu leen war a yóbbu Baudouin non ay caaxaan la. télémédecine ku ne xam na ne amul Baudouin quoi. xam nga ay lancer ay viatique comme ça. di suy pep xam nga dafa am olof yi lu ñuy wax suy pep. di wane luy nuru dara te du dara. fii ku ne xam na ni tey suñu structure de santé yi ñu am nii. amu ci benn boo xam ne bu fonctionnel la maa ngi rappelé wu yàggul dara am na benn maternité bu ñu ma wan. xaw ma fan la ci Guédiawaye ñu envoyé ma vidéo bi. ñuy accoucher femme bi taal sondeel ndax amuñu courant
xam nga tey jii nii foo jëm tey ci structure de santé yi plateau technique bi gën a élémentaire amu fa lépp loo xam te ne dañ la ko war a fajee boo ko jëndul indaale ko duñ la ko fajee te tey fii ku ne xam na ni dañu am problème mu niveau de vie Guédiawaye ndóol moo fi gën a yokk ñu am tey hôpital bu mag muy hôpital Dalal Jàmm war a nekk hôpital de référence mënuñu fexe tey ba mu fonctionner à 50% pratiquement hôpital bu toll nii nga xam ne pratiquement amul ci Afrique de l'Ouest ba léegi nii mu nekk presque à un stade de dispensaire. lan moo ci fas yéene doon sa taxawaay. non loolu moom dañ cee am ay taxawaay yu leer am ci programme bu leer boo xam ne tey jii nii bëgg nañu identifier structure de santé yi nekk Guédiawaye yépp génnee alal ju takku joo xam te ne nii dañ ko ciy def ngir nit ñi ñuy yokk seen plateau technique pour nit ñi mën faa faju convenablement. alal jooju fu muy jógee ci partenaires yi wala. mais partenaires yi ñu ngi fii te gis nga bëri na ci loo xam ne tey ci mairie yi loo si xamul bëri na tey santé compétence transférée la tey santé maire yi li ñu war a def ci santé defuñu sax 10e bi parce que ñu ngi gérer ay clientèle politique di gérer leen mais tey ñun am nañ tey ay partenaires yoo xam ne pare nañu santé moom xaw ma fan xaw ma économie xaw ma leen de mais santé tey su ma nekkoon tey maire muy Sam Notaire wala muy Guédiawaye secteur de santé sooxee ni mu kon ne sooxee nii su boobaa ma xam ne man j'ai échoué parce que am naa ci xam-xam sama xam-xam màcc na ci am naa ci ay partenaires am naa ci ay xarit yoo xam ne tey pare nañu pour jàpp nañu ci lu jëm télémédecine boobu yow fas yéene nga ko fii indi comme nee nga peut-être gars yi dañu ay wax la nii rek quoi. non mais gis nga télémédecine amul benn maire bu fi mën a indi télémédecine amul télémédecine loolu état moo koy gérer xam nga campagne bi dafa neex ba nga xam ne lu waay neex mu wax quoi di promettre loo xam ne wóor na leen wóor yàlla ne ñoom lii ñuy promettre ñoom duñ ko def télémédecine man mënuma koo indi ci structure de santé yi par contre li ñu mën mooy dem gisante ji ak ay suñuy partenaires yoo xam te ne nii ñu ngi Europe ñii ñu ngi Asie waxtaan ak ñoom état bi nag nangu ñu liggéey loolu ci suñu ay gox mais ci kattan bi ñu am budget bi ñuy am au niveau de la mairie suñ la waxee ne la ñun dinañ fi indi télémédecine dañuy wax lu ñu neex par contre li ñu mën mooy tey jii nii waxtaan ak état wu Sénégal mu jox ñu feu vert boo xam te ne nii su boobaa waxuma la télémédecine dina am Guédiawaye mais bu neexee président de la République télémédecine am fépp ci Sénégal bu ñu bàyyee ñun ak suñu ay partenaires yoo xam ne nii dinañu ñëw macha allah gis nañ ni Guédiawaye ville culturelle la lan nga fas yéene peut-être ci côté culture que ce soit nga nekk ville wala nga nekk Sam Notaire maire. xam nga culture Guédiawaye culture moom lañ gën a delloo ginnaaw man waxtaan naa ak acteurs culturels yi nekk Guédiawaye waa Arcos dem naa seeti ji ay acteurs culturels yu bëree bëri maire Guédiawaye daanaka boo xoolee sax ci vraiment déclaration de politique am soralewu ci sax acteurs culturels yi tey Guédiawaye yaa ngi naan ville culturelle mais Guédiawaye pour mu nekk ville culturelle c'est un problème nga xam nga lu tax ay talent yu dul jeex ñoo fi nekk ci domaine théâtre ci domaine musique ci domaine boobu mënti jël ay artistes peintres man ci 2 mois yi laa découvrir recherche culturelle u Guédiawaye ndax dama gis naa théâtre kat yi gis chanteurs yi gis ñi nga xamante ni peintres yi mais ay tableau yoo xam ne yu ma jënd man ci ay peintres ci campagne bi nii yóbbu ko sama kër ndax mais tey boo nee Guédiawaye ville culturelle tey boo fi bëggoon organiser tey jii nii benn festival culturel rek tey Guédiawaye gan yi bu ñu jógee États-Unis France Allemagne Belgique fan la ñuy dal Guédiawaye est-ce que am na sax ay hôtel yu ñu mën a dal à Guédiawaye mais pourtant loolu la maire de la ville Aliou Sall peut-être di envisager ba tax mu ñu soppi xar kanamu mairie bi pour toxal non dama ne la Guédiawaye tey amul ay hôtel yoo xam ne gan yi bu ñu ñëwee dañu dem mairie de ville la ñuy dëkk non foofu hôtel lañ ko fas yéene def non xam nga tey gis nga littoral bii nii tey war na mën a am ay chaîne d'hôtel mu ngi ci suñu programme dama am benn programme boo xam ne programme littoral laa ko tuddee nga xam ne tey am nañu ay partenaires yoo xam ne bu ñu leen facilité mbir yi ñu defar fi tey ay chaîne d'hôtel yoo xam ne non seulement Guédiawaye day mën a am ay gan yu mag yu fii ñëw am fu ñu dal mais aussi suñu ay ndaw dañ fay liggéeyee muy générer emploi mais tey jii nii moom bu toogee ba tey mu bëgg ñu wax ne mairie bi la bëgg a def benn hôtel mais Guédiawaye soxlawul benn hôtel sax tey xoolal li ñu am ci plage
ñaata kilomètres de plage lañu am. ñu bëgg ko jël def ko ay kër ban njariñ la am kër. boo ko doon jox sax ñi nga xam ne dañu am problème mu kër ñu comprendre. Guédiawaye tey am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci mbënn mi kër gi nga ma fekk nii muy suñu kër. nawet bu jotee. ci kaw la ñuy dëkk ba nawet bi jeex parce que dañuy inondé. Médina Gounass da nga fay dem gis ñoo xam ne dañuy dëkk ci ndox mi 12 mois sur 12 mois. bu fekkoon ne sax moom dafa def benn programme social boo xam ne. dafay def ay logements sociaux ci littoral bi. ne fii dañ fiy indi ñi nga xam ne dañu am problème inondation mais non parce que gëm na ni waa Guédiawaye ñoom. mérité wu ñu dëkk jàkkaarloo ak géej gi. non da nga koy jël jox ko ay magistrats. jox ko ñoo xam te ne ay borom barke yoo xam ne. nee naa la ku ci amul benn kër am nga ñaar wala ñetti kër. mais tey fas yéene nga tey ci côté comme inondation yooyu ngay wax fii ba ci sa biir koñ ba ci sa biir kër ak yooyu am nga ci programme. démb laaj nañ ma question ne ma tey jii nii bu ñu la falee. ci lan ngay njëkk a song. man leen xaw ma dinaa ko daan xaw ma du ma ko daan de. mais problème inondation laay njëkk a song. loolu moom partenaire yi may xalaat ne war nañ koo mën a saafara. bu ma toogoon tey ci ñooñu laa njëkk a jëm pour ñu saafara ko. di compter tamit. ci état wu Sénégal. parce que ñun dégg nañu ministre de l'eau Serigne Mbaye Thiam bi mu ñëwee fii li mu wax. naan ay cité Junqoob boo déggee Junqoob xam ne foofu dafa doon am ndox. wàqi naan dañuy wàqi naan du n'importe quoi. tey jii nii problème inondation man bu ma ko réglé wul man sama propre problème la parce que nee naa la sama kër day inondé. xam nga moo tax ma lay xamal ni la gis nga maire. pour nga nekk ko da ngay dëkk ci gox bi. di dund problème gox bi. fas yéene nga boo faloo nekk maire dëkk continuer dëkk fii ak nit ñi. mais man fii du ma fi jóg parce que man fii laa xam am naa kër fii mooy sama këru cosaan. fii nga ma fekk nii sama appartement la. fii laa juddoo yaroo fi màggee fi. am naa kër feneen mais fu ma am kër ci àdduna. Guédiawaye moo ma ko gënal. donc Guédiawaye parce que valeur yi ma am. yi tax ma yegg. ay valeurs yoo xam ne maa ngi ko puiser ci Guédiawaye. puiser ko ci souffrance boo xam ne dund naa ko. tey ndaw Guédiawaye lépp lu muy dund ci souffrance. dund naa ko lépp lu ndaw Guédiawaye di jaar ci ak ndaw. jaar naa ci fii nga ma fekk mooy koñu xale yi cité équipe xale yi cité bi ñëpp xam. fii laa football cadet fii laa football senior nekk naa président équipe bi pendant des années. donc man su ma nee doomu Guédiawaye la. doomu Guédiawaye la par contre nag. comme ni ma la ko waxee sànq fii mooy suñu kër. Aliou Sall. xam nga lu ko manqué Guédiawaye. suñu kër moo ko fi manqué. moom sama kër la fi am. te xaalis ku ko am rek am sama kër. tey ñëw fekk benn terrain fi mu dëkk tey. nga xam ne terrain la woon xale yi di fa fo. mu ñëw jaay doole dagg terrain bi dëkk fa. loolu tey forcé pour dëkk Guédiawaye kooku dëkkul Guédiawaye xamul Guédiawaye. te chaque jour buy génn arsenal sécuritaire bi ànd ak moom mooy wane ni kii. moom ñemewul ñi muy administré. parce que nit ñi boo bokkul ci ñoom doo leen ñeme. man tey xaaju guddi fu ma neex ci Guédiawaye mën naa fa dox parce que ñeme naa leen du ma ne duñ ma agressé de. mais dinaa am mbetteel parce que ñeme naa leen ragaluma leen moom ñemewul ñi mu nekkal. parce que bokkul ci ñoom. macha allah jeunesse employabilité loo ci envisagé. non gis nga jeunesse bi moom dañ ci am programme boo xam ne programme bu am solo la. ndax jeunesse moom loo ci mën a dégg. jeune dafa war a jàng xam-xam. wala mu jàng métier. looloo koy mën a tax mu dem am ji emploi. tey amul benn maire boo xam ne tey maire yi promettre emploi à tous les jeunes. dañ leen di nax man li ma leen di promettre mooy. emploi yi jot a am ci mairie bi déjà. wala mairie yi am niche d'emploi yi mu am. nga xam ne tey muy Guédiawaye di Sam Notaire. ñi ëpp ci employé yooyu noonu dëkkuñu Guédiawaye ñi ci ëpp. tey boo ñëwee Sam Notaire. mairie bi ñi ëpp ña fay liggéeyee Thiès lañ dëkk parce que maire bi Thiès la dëkk. tey Guédiawaye mairie ville ñi ëpp ci ñi liggéeyee mairie ville dëkkuñu Guédiawaye exemple le plus patent nga xam ne. dafa doy waar su ma koy wax. directeur administratif et financier bu mairie Guédiawaye. mooy maire Gossas. xaw ma ndaxam yaa ngi may dégg wala déggoo ma quoi non dama la xamal ne la maire Gossas. moom mooy directeur administratif et financier. bu mairie Guédiawaye. xam nga non c'est tellement paradoxal que mënoo comprendre il faut nga laajaat ma quoi. parce que c'est gros quoi. loolu dalay wan ne ñi fi nekk. ñàkk a weg bi ñàkk a weg waa Guédiawaye parce que bokkuñu ci ñoom. man nag bis bu ma fi toogee man. képp koo xam ne nii emploi parce que yenn yi man dama ko jàppee emploi fictif laa ko jàppee ah. man yenn yi emploi fictif laa ko jàppee mais mairie Guédiawaye muy mairie Guédiawaye di mairie Sam Notaire. fu ma ci toog. amatul benn doomu bu fay liggéey boo xam ne nekkul doomu Guédiawaye. maintenant nag jeunes yi ñu accompagner leen
ci seen formation yi ñuy def formation professionnelle mairie bi jàppale leen ci ay bourses ñii étudiants def nañ ko suñu programme tey jii nii dañu bëgg identifier après étudiants yi nga xam ne yëpp dañu dëkk Guédiawaye di jàngee ci université yi nekk ci Sénégal bëri nañu ñu nekk Kaolack Saint-Louis Ziguinchor partout am subvention boo xam ne mais dañ koy voté ci mairie bi dootul doon loo xam te ne nii tey maire bi bu ko neexee mu jox leen ko bu ko neexee du leen ko jox day dugg ci benn rubrique budgétaire boo xam ne ça va être quelque chose de formel y a 1 mois wala 1 mois et demi étudiants yi nekk Bambey waaw dañ leen génnee fa ñu dëkk fi logement bi ñu dëkkoon ñu woo ma wax ma ko biñ ma woowee wax ma ko ma yónnee leen xaalis pour ñu fay caution dem wuti ji feneen fu ñu dëkk bi ko Aliou Sall déggee la leen doog a yónnee xaalis ndax ñu ngi ci campagne booy ne ma depuis 1 an ñu ngi daw ci ginnaawam pour mu jox leen seen subvention boobu noonu yu mel noonu nag pour ñu bañ ko dañuy toog voté ko conseil municipal ñu ne étudiants yi nekk Ziguinchor temps lañu ñi nekk Bambey temps lañ ñi nekk Saint-Louis ñi nekk Thiès ñi nekk Dakar ñu jox leen subvention boo xam ne chaque année lii la ñuy teg seen loxo jàppale leen ci li ñuy dundee ak fa ñu dëkk loolu tey fii nii bëgg nañ fi def tey ji maison des métiers ci littoral bi parce que tey lan nga gis mécaniciens yi menuisiers yi chaque jour fu ñu toog 1 an 2 ans ñu dégeer piir leen yóbbu leen finalement sax ñu ngi leen di proposer ñoom ñëpp dañ leen bëgg a yóbbu Diamniadio loo fas yéene ak ñoom mais sawte non dañu bëgg fii nii ci littoral bi ñu indi leen fi pàkk bu rëy boo xam te ne nii dama ko tuddee zone industrielle parce que du ay industrie ñoo fay nekk mais dafay nekk benn zone de métier boo xam te ne nii ñoom ñëpp ku ci nekk di nga fa am place boo xamante ne nii ku la soxla mën laa jege dem fa parce que ñun dañ jàpp ne jël tey mécaniciens yi yóbbu leen ba Diamniadio ñoom ñëpp nga teg leen foofu bu sa oto paanee Dakar dañuy lengee oto bi di ko yóbbu Diamniadio xam nga loolu aussi xel nanguwu ko ak yeneen yoo xam te ne nii am nañ ci ay mébétu financé jigéen ñi nga xam ne tey am nañu ay partenaires yoo xam ne dañuy lutter contre la pauvreté surtout ndóol bi nga xam ne day laal jigéen parce que jigéen mooy sooklu famille effectivement tey jii nii am nañu ay partenaires yoo xam ne taxaw nañ ci financé leen ndax jigéen ñi ni ñu leen di financé au Sénégal du financement wu dara teg ci ay taux yu méttee métti yoo xam ne da ngay fay bay bugg a dee ndimbal la boo xam ne nii en réalité nekkul ndimbal effectivement nekkoon nga président ASC ak yooyu sport loo ci nar sport dañ ci nar lu bëree bëri fii mu nga may wax ak yow nii dimanche bi passé ci la woon sama final bi nga xam ne moom laa organisé pour équipe bu nawetaan yi nekk Guédiawaye nga xam ne dañ ma identifier équipe bu nawetaan yi gën a fair play yi dul créer violence parce que dañu arrêté nawetaan bi à cause de la violence tey biñ ko arrêté may waxtaan ak sama rakk nga xam ne moom dafa ba léegi nii mu ngi ci mouvement nawetaan bi mu ne ma grand booy dañuy entraîner tout le temps mais amatul compétition ma ne ko non da nga may identifier équipe yi gën a ñàkk violence mu identifier pendant 1 mois ñu fi benn tournoi boo xam ne amul benn violence tournoi boo xam ne maa ko organisé financé ko équipe yi bokk ci tournoi bi yëpp ku ci nekk dama leen tegal seen capitaine ñu toog man leen dama bëgg ñu fubal ci jàmm ak salaam ki gagné mooy ëppale tuuti ñi ci des mais képp ku bokk ci tournoi bi am nga looy am déjà rek yow enjeu financier bi dindi nga ko macha allah te tey ñun am nañu xalaat ne nawetaan tey mais nawetaan vecteur de développement la xëy na tey jii nii source de violence la mais aussi war nañu mën a toog ak xale yi waxtaan ak ñoom pour violence boobu dañ mais nawetaan ni ñu ko war a financé wuñ ko noonu tey équipe yëpp yi bokk ci nawetaan yi war nañ leen mën a jox benn subvention boo xam ne tamit lu ñuy voté la au niveau de la mairie mu nekk loo xam ne lu formel la mais man su ma yëgee man bi may nekk président ASC bi ba fii may waxee ak yow nii bu nekkatuma président bi chaque année ma dugal ci sama xaalis man dama daan jël ci nawetaan bi près de 2 millions def ko ci nawetaan 2 millions ñu gagné coupe bi du leen indil 150 000 francs CFA mais loolu fan lañ ko teg fas yéene nga corriger loolu non dañ ko war a corriger parce que football tey vecteur de développement la football nekkatul fo rek nii fo la mais aussi njariñ ak teraanga da ci nekk donc xale yi war nañ leen gën a motiver ñu gën a am motivation toog ci dëkk bi parce que tey gis nga Mohamed gis nga vague de migration bii nii nga xam ne jeunes yi di dem ci géej gi man dama toog sama benn xarit ma ne ko bi ñu rayee nawetaan la commencé am dëgg la gis nga bi Ablaye Wade ñëwee ñu créé ONCAV ba pare créé beneen affaire bu tudd xaw ma nan ñu ci lañ njëkk a tas nawetaan bi
nawetaan bi commencé ñàkk doole parce que jeune dafa soxla rêver. jeune dafa soxla rêver dafa soxla am yaakaar. yaakaar boobu da nga ko war a entretenir ba keroog muy am wala yàlla di def leneen. te nawetaan source d'espoir la. donc collectivité locale dañ ci war a investir. effectivement pour promotion xale yi te loolu aussi. am nañ ci yéene boo xamante ne nii buñ fi yàlla tegee dinañ ko jéem a mottali. macha allah loolu riche na donc tey jii suñuy wax éducation tey que ce soit nga nekk ci Sam Notaire nga nekk maire wala nga nekk ville côté éducation. lan nga mën a apporter lu bees lu peut-être lu fi amul. côté éducation dañ ci am programme boo xam ne programme bu am solo la déjà réhabiliter écoles yi nekk ci Guédiawaye. parce que campagne bi ñu def daf ñu tax ñu teg suñu baaraam ci lu baree bari. dañuy dem ci école yoo xam te ne. amatul fenêtre amul porte toilette yi moom na la ko yàlla nëbb. démb association des parents d'élèves Joseph Correa ay parents d'élèves Joseph Correa dañu ñëw setti ma. ni ma Joseph Correa à la base c'était prévu pour 500 élèves actuellement nii dépassé nañ 3000 élèves. ci 8 toilettes. boo diviser 3000 par 8 nga xam ne. xale yi bu ñu bëggee def seen besoin rek. kenn donc mu nekk ay problèmes yoo xam ne tey jii nii dañu taxaw ci saafara ko te loolu su ma ko waxee mën nañ ko gëm parce que. tey man école 20 bi laa jàngee. ba ma fay jàngee. yàgg na de booba amul woon toilette xale yi bu ñu bëggee def seen besoin. kër yi dend école bi comme sama kër. ci la élèves yi daan ñëw. ba daaw jéeg école bi amul woon pratiquement toilette. man maa fa def toilette def fa benn benn salle informatique. pour élèves yi. salle informatique bi fonctionné la gul parce que après laa bëgg indi tabax nañ ko ba mu pare après laa bëgg ñu indi fa matériel informatique bi ciy dem donc écoles yi dañu am mébétu rénover écoles yi identifier tam élèves yi nga xamante ne nii dañoo bokk ci famille yu ndóol ñu leen di jàppale parce que xam nga loolu temps Abdou Diouf loolu amoon na fi woon temps Abdou Diouf amoon na daan nañ identifier élèves yi gën a ñàkk ñëw ci principalu collège bi wala ci directeur d'école bi. mu identifier xale yi nga xam ne vraiment ñii du ñëpp nag lay doon parce que tam alal ji mateewu ko. mais ñu identifier xale yi nga xam te ne nii dañu ñàkk. ñu jàppale leen ñu leen di jàppale ci fourniture. leen jàppale ci du ma wax ne bourse la mais au moins benn pension boo xam te ne nii leen permettre ñu mën a àggale seen jàng parce que. ñëpp amuñu courage u nekk ci souffrance di àggale seen jàng. man ci souffrance ci laa jàng ba ba may pare pratiquement. ci souffrance laa jàng bi may nekk école primaire. nekk ci souffrance bi may nekk collège. nekk ci souffrance bi may nekk lycée. bi may nekk université sax au début metti woon na mais yàlla dafa dogal. man bi may nekk étudiant. très rapidement dama jàlloon benn concours bu ñuy wax concours internat. ñu nekk faculté de médecine def pharmacie. xam nañu lan mooy internat. ma teel a jàlle internat parce que internat boo ko jàllee da ngay am salaire u fonctionnaire. loolu tey. bokk na ci li nga xam te ne xawoon na mujj xaw a wàññi coono bi nga xam te ne moom laa doon dund man ak sama ay wajur donc soo jaaree ci yooyu xam ne nit ñi xale yi des fois ñu intelligent am ay faculté mais mënuñu dem ndax ay ñàkk moyen yow boo nee dinaa saafara loolu nit ñi mën nañ ko gëm parce que dund nga loolu effectivement léegi ñu ngi jëm ci vote bi diggante bi ñu tàmbalee campagne bi ak léegi tey noppalu la ci campagne bi ban bilan ngay def ci diggante boobu yaakaar nga ni di nga jël ville bi mais Mohamed campagne bu am solo lañ def vraiment ma ci profito di gërëm bu baax ñi nga xam te ne jigéen ñi xale yi mag ñi ndaw ñi nga xam ne pendant 2 mois ñun dañu campagne pendant 2 mois may gërëm aussi parti bi nga xam te ne tey bu dul woon ñoom du ma bokk ci élection yi muy Union Citoyenne Bunt Bi parce que à la dernière minute la ñu génn ñoom ñu jàppale ñu sur le plan administratif c'était pas évident mënoon nañ forclos comme yenn parti yi mais ñuy remercier le président Ibrahima Mbow di remercier honorable député Théodore Chérif Monteil campagne bu am solo lañ campagne li ñu drainer ci ay nit li ñu mobiliser démb lañ doon def suñu meeting de clôture man gisuma kenn ku ko mobiliser espoir bi ma gis man daf ma mujjee sax tiital en réalité de manière spontanée démb ay junni nit ñoo ñëw suñu meeting suñu ay campagne xale yi dañuy commencer bu ñuy caravane 9h la ñuy commencer di caravane ba 19h wër Guédiawaye amul fu ñu dul dem duñu lekk duñu naan
bu 14h jotee xam lañ doon leen lan lañ doon añee mbiskit man ak ñoom mbiskit ak ndox ma ne lii yaakaar la boo xam ne suñu borom yàlla mën a def du ko nenal donc ndax am nañ yaakaar gañee amuñu benn doute ci ne incha allah suba Aliou Sall dootul nekk maire Guédiawaye mais nag yàlla cëram nag da nga koy bàyyi ak cëram ndax moom rek mooy joxe ndam ñu ngi koy tàllal loxo li ñu war a def yëpp def nañ ko te man jàpp naa ni ak lu mën a xew am nañu ndam xamul lu tax parce que Aliou Sall 2014 bi muy ñëw ma jàkkaarloo ak moom dafa ñëwoon yaakaar ni Guédiawaye dañ ko koy jox sur un plateau d'argent am benn doomu Guédiawaye bu taxaw ne ko non tu n'as rien compris Guédiawaye ay xar ak ay bëy dëkkuñu fi 2022 bi ci la gënoon yomb ci moom parce que tey Aliou Sall am na adversaire yu muy jàkkaarlool yoo xam ne tey ñu bëree bëri dañ naan la bëgguñu Aliou Sall mais tam dañu bëgg Guédiawaye candidat boo xam ne quand même am na benn certain niveau wala yu mel noonu tey ñooñu dañoo gis seen bopp ci sama candidature donc loolu moo tax tey ñu am espoir ne que suba incha allahu rabbi dinañu am ndam ci Sam Notaire mais surtout dinañu am ndam ci ville de Guédiawaye mais nag encore une fois ay jullit lañu ay jaam lañu dañuy daagaan yàlla ñaan ko yàlla mi moom ndam yàlla nañu may ndam. loo fas yéene wax ñi war a voté naka la ñuy voté parce que bii gis nañ ni système bi dafa xaw a changé. loolu lu am solo la. ñi war a voté suba. ñi ma leen bëgg a wax naa ko dem ci meeting bi. bu ñu taayal dem voté ji. c'est hyper important. dimanche la am na ñoo xam ne dañuy biddanti taayal jóg yenn xale yi dañuy fubal dimanche. wax naa leen ko démb. ndax gis nga ñi ñu jàkkaarlool ñoom. te ñu yore mbir mi tee ko seen loxo. di ko paccoo seen biir ñoom moom ala kulli alin danañ voté ji ñoom du ñu nelaw moom. parce que seen mbir ci la nekk. ñoom li mu leen jaral ñun daf ñu ko war a jaral pour ñu dindi ko seen loxo. donc suba nit ñi dañu war a dem voté ji. ñu war a comprendre que ne Guédiawaye képp kuy yeewoo Guédiawaye. suba boo duggee ci bureau de vote bi ñaari yoon ngay voté. ñaari yoon ngay voté. boo duggee ci bureau de vote bu dee commune de Sam Notaire ngay voté ñun dañoo soxla nga voteel ñu ville voteel ñu commune ak ban bulletin bi moo nekk nii ñun suñu bulletin mooy bulletin bu bleu bi bulletin yu bleu yi nag dafa bari ñun suñu bulletin moo bleu am fii bunt bi xam naa ni Maxaali dina ko jël après pour reprendre dina ko affiché noonu ngeen di gis noonu ñu affiché ko ci écran bi donc bëri na ay bleu yu ñu def ay xar ak yu kenn xamul ñun suñu bos moo bleu am bunt bi bu dee ci Sam Notaire képp kuy voté ci Sam Notaire ñu ngi lay ñaan nga jël bulletin bi dugal loolu ñu ko ci urne ville demaat jëliwaat bulletin ci commune bi dugalaat ñu ko ci urne commune képp ku dëkk ci yeneen communes yi muy Golf di Wakhinane Nimzatt di Ndiarème Limamoulaye di Médina Gounass dañuy soxla booy jël ci waa ville urne ville bi nga jël bii nga xam te ne nii mooy bunt bi dugalal ñu ko ville parce que yeneen communes yi amuñu fa union citoyenne bunt bi amu fa candidat mais ville bi candidat lañ fa donc commune yëpp soxla nañu ville ñu dugalal ñu suñu bulletin bi mais commune Sam Notaire nag dañuy soxla ñu dugal ko ville dugal ko tamit pour commune bi macha allah ci côté violence looy ñaax nit ñi suba dal nit ñi dañu war a dal ak yooyu waaw man xam nga doxuma ci violence yëg ngeen ni sax attaqué nañ ma fi samedi ba le pass sama caravane ma dugg Gueule Tapée ñu attaqué ñu gaañ sama rakk bu ma bokkal ndey ak baay ñu gaañ ko à l'arme blanche alors que man non seulement man mënuma prôner violence parce que man jàngalekat laa man yarkat laa mënuma yar nit ñi ci violence te Mohamed candidat yi nekk presque Sam Notaire yëpp ku ci nekk ci ñoom ñi ci ëpp bi ñuy def seen caravane ñëw nañ jaar sama buntu kër taxaw ma woo samay militant saafonte ak ñoom ñenn ñi sama yaay génn tàllal seen loxo ñaanal leen pour nit ñi gis ci ne mbir mi li ñu bokk moo ëpp li ñuy séparé suba benn bis rek la dafay jàll ñun ñëpp ay mbokk lañ El Hadj Sey Modou Bousso Momo Ndiaye Chams Ahmed Aïdara Aliou Sall sax suñu mbokk la donc je veux dire que ni mbir mi du warul ñaawoo waruñu xasante waruñu reyante mais violence bi ren dafa bari te violence bi li ëpp ci violence bi waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko créé parce que amul xeex boo xam ne ñoom bokkuñu ci amul donc nañu delloo ci xel yi parce que man wax naa ko démb ci suma meeting même nit ñi nga xam ne dañu yàgg ànd ak man ay at ma yàgg leen defal ay teraanga ñu yàgg am soxla ma faj ko
ñenn ñi yàgg am problème hôpital ma fajal leen seen problème hôpital. ñooñu tey nga xam ne ci diir bu gàtt bii nii war nañ ma ginnaaw dem ànd ak Aliou Sall wala ñu ànd ak ñeneen gis nga ñooñu. wax naa ko démb nee naa leen le 24. le 24. nañu ñëwaat ñu ànd niñ doon àndee. parce que. dama wóor ne képp ku bàyyi Bamba ndax Aliou Sall daf ma leer ne que dans un mois di nga ñëwaat quoi parce que moom du ku ñuy àndal ndax ku mu àndal daf lay wor. ku mu àndal daf lay wor loolu ñi xam Aliou Sall dëgg-dëgg ñëpp xam nañ ko mais nag dañuy toll ci benn moment boo xam ne nit ñi dañuy xaw a fëkk seen xel. di leen koy mettre ay xaalis. même mbooloo mi ngi gën a yokk ah. bërki démb ñu ngi woo chef de quartier yi. ñu ñëw maire parce que moom ren campagne wul sax kenn gis ko mu caravane rien. day toog am na bilan parce que non day toog non mais un candidat bu sañul def caravane ci dëkk bi yore toog gars yi di ñëw nga leen di ngay baatare. non mais ku liggéey jarul ngay def kii ah. waaw mais boo liggéeyee tam boo liggéeyee jarul ngay joxe xaalis. bërki démb. ka la jox chef de quartier yi. daf leen convoqué ba ñëw mu may leen 3 millions. gis nga 3 millions yi ñoom bi ñu ko séddoo. xam nga benn chef de quartier bi nee na ku nekk ñaata la am. 17500. est-ce que 17500 jar na nga tey la ñu encore. pour 5 ans ñu jëmati foo xamante ne nii. 5 ans de souffrance loolu dafa doon loo xamante ne nii. nit ñi ñoo war a yeewu quoi. jigéen ñi war a yeewu ñu leen di nax ci ay leket foo dem ñu taxaw ñu naan la ay leket yow di nga nekk koo xamante ne nii moom daf ñu jàppee ay bëy. ba pare mu jàppee ñu ay bëy. nga bëgg a toog yore sa leket toog naan leketi kese naxul ay bëy kon yow sa bopp nga jàppee bëy nañu yeewu quoi xam ne développement Guédiawaye moo ëpp solo loolu quoi. tu vois donc professeur ñu bàyyi la nga joxe sa kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj gi xanaa di santaat rek bu baax ñi nga xam te ne nii boobaak léegi ñu ngi ànd ak man. du ma leen lim parce que su ma limee damay juum. di sant ñi ma jàppale. ndax tey am na ay borom barke yu bëree bëri yu nekk Guédiawaye yoo xam ne dañoo téye seen loxo. diggoon ma jàppale. mais après ñu téye seen loxo. am ñoo xam ne am nañu barke tuuti amuñu lu bari. mais li ñu am akas néew. dañ ko jël def ko ci man. nga xam ne li ñu mën ak li ñu mënul def nañ ko. mu metti trop sur le plan vraiment fatigue sur le plan suñu yaram suñu xaalis suñu lépp mais ñooñu tey awma seen fay. maa ngi leen di gërëm di leen sant. di ñaan yàlla suba ñu voté ci jàmm. ndax jàmm ci la lépp xaj wax naa ko le 23 janvier. benn jour kese la. dafay jàll Sénégal continuer exister di am. di ñaan yàlla nag aussi. que suba. bu benn njuñ njaaj ba mu am. victoire bi moom. bu ñu leen gañee nañ ko nangu ñun ku ñu gañee ñu nangu ko. mais ñun xam nañ ne ñoom dañu bëri ay pexe. donc bu ñu jéem a dugg ci ay pexe bu ñu leen gañee rek. incha allah nañu ñëw félicité ñu. ñu ànd liggéey Guédiawaye jëm kanam. macha allah suba ban heure ngay voté. suba incha allah parce que xam nga nag man bëgg naa def presque bureau de vote yi nekk Guédiawaye il faut ma dem fa. xool naka la ñu toogee et tout mais incha allah maa ngi xalaat ne au plus tard à 10h. man au plus tard à 10h. bëgg naa ñëw ci école 20 fi laay voté. mais comme li ma la wax nii donc 5 communes yëpp. bëgg naa fa dem wër xool ba xam tout marche. bu ko defee nag à partir de 18h. ñu déglu résultat yi li ci des nag ñu bàyyi ko ak yàlla suñu borom. jubilé ah. waaw yàlla mën na ko def jërëjëf Mohamed. donc jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant waxtaan bi nag ñu ngi ko seqoon ak le professeur Bamba Kane nekk candidat ci ville bu Guédiawaye ak it Sam Notaire saa su ne nii lay demee ci seen émission micro Guédiawaye di leen jaajëfal yéen ñu toogoon it di ñu seetaan di leen dig daje incha allah beneen yoon ci beneen numéro émission micro Guédiawaye. ZTV 60. Le Sénégal en image.